xibaar yi ci RFM. xibaar yi ci RFM. lam ak lambaay ay tundlu yu nekk ca Bawal fu ca nekk benn waxtu du une heure jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. la yob ndaw yi ballu yi ca Tambacounda di gone yi ñu tuumal ne ñoo songi woon gendarmerie ba gannaaw ba ñu leen teree ñu football fa la yob boobee tribunalub Tamba xëyee na ko naka tey ji ay tuumaaki weddi tuumaaki faxas ca la ñu nekk jamono jile suba ci alxemes ji dees na amal examen entrant certificat mu di entrant sixième yi loolee lu aju ci jamono juñ koy amal ñu nimiku ne mi ngi méngoog jamono joj coronavirus gi mi ngi ci réewum Sénégal coronavirus googeeg takku tey bi ñu ci am jëm ci kaay yi ñu enregistré lu aju it ci wuute ga ci am diggam ak démb des na ci dikk ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi démb réew Mali dundub coup d'état lu aju ci askando foofe ak nañu ko dunde assemblée nationale bi ñu jël dogalub tas ko ak it yeneen i ponk yu ñeel la xew démb ca Mali des na ci dikk ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi bu ñu ca noppee daañu dalal Georges Déthié Diop ci xibaari biti réew yi lu ci gën a fës Georges. dina ca gën a fës Mamadou Mohamed Ndiaye mbir ma ca Mali ak coup d'état bi tey gii nii dal lañ nemmeeku ca Bamako di capitale ba waaye ba jamono ji kenn déggagul waa M5 ñu àddu ca mbir ma parti bu IBK itam nag noonu tey ci suba militaire yi ñi nga xamante ne ñoo def coup d'état bi woote nañ ab transition civile ak ay élection xam le itam ne taxawal nañ li ñu duppee comité national pour le salut du peuple àllarba gi ab ndaje d'urgence bu conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi ci jafe-jafe yi Mali nekkee. ci kanam tuuti dana ñëw yàkkali comme moom Georges Déthié Diop ci tënk boobu mi def jëm ci xibaar bi turé buñ ca noppee daañu dalal soxna Soda Thiam ci xibaaru tàggat yaram yi Soda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. ana lu cay ak mboolem kuy déglu rajo Futur Média. ana lu cay gën a fës. daañu waxtaanee wàllum football ak ñaareelu demi-finale bi nga xamante ni ki tey jii mi ngi war a dox ci diggante Lyon ak Bayern Munich Lyon nag ñoom seen mbëbët nag moom moo di daan Bayern Munich ba daal di gën a créer surprise ci Ligue des champions gi la ni ki démb nag am na benn club bu français boo xam ne moom am na tikkeem gu koy yóbbu ca finalu Ligue des champions gi ba noppi mu di Paris Saint-Germain mi nga xam ni dafa daal di daan Leipzig 3-0 daanu waxtaanee itam wàllum basketball ak play-off NBA yi diggante ji nag ci programme bi am na ci ñeenti jongante yu war a am Mamadou Mohamed Ndiaye. mi ngi noona ci kanam tuuti kon des na ànd ak yow nga yaatalal ñu ko yooyu les xibaar yi tàggat yaram buñ ca noppee daañu dalal Papa Ngagne Ndiaye ci conférence ni mu ko baaxoo àllarba bu nekk ànd it ak Barthélémy Ngam ci Coro News di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus gi ci àdduna bi. jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane moo di la xew ca Mali gis-gis ban ngeen ci amee des na ko waxtaane ak yéen gannaaw ba ñu leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru digg bëccëg geek la xew ci réew Mali démb ba tey réew ma nekk fa ñu wutali Mali googee fekki fa Awa Sylla soxna si Sylla maa ngi lay nuyu. Awa. waaw maa ngi lay dégg bu baax a baax li ñu bëgg a xam rek moo di gannaaw la xew foofee ca Mali askan wa tey ji nu ñu yeewoo. Awa Sylla Awa Sylla maa ngi jégalu ci ginnaaw ñu jéem a xool jokko bi ak moom ndax dana gën a jàppandi ngir li muy wax leer ne jëm rek ci li nga xamante ne ji moo xew ci réew Mali naka démb kon gannaaw soldat sa ba ñu fa jugee jël nguur ga ba tey ki nga xamante ne ji moo di président ba Ibrahima Boubacar Keïta naka noonu ñenn ci nit yu bokk ci nguur ga fa woon ginnaaw bi moom Ibrahima Boubacar Keïta mu defub déclaration démb ci guddi gi ca télévision nationale di xam le ne kon tekki na ndombal tànk président foofee boole ci kit assemblée nationale ba des na ko tas naka noonu it gouvernement bi tey jii ñu bëggoon a xam askanu Mali ana nu ñu yeewoo ca nañu yeewoo dégg ngeen ko ni ko Awa Sylla waxee bokk na ci daje bu ñu amal fële ca place de l'indépendance bu Mali jëm rek ci di feetu ak di maanaam daal rafetlu li am foofee ci réew Mali ñu dellu fa Awa Sylla nuyuwaat naa la.
waaw Mamadou Ameth Ndiaye fay naa la. ngay ci yaa ngi koy wax sànq laaj bi du nu ñu yeewoo waaye nu ñu nelawee. waaw naka la ñu nelawee parce que si ay côté 23h président bi boppam dafa génn def discours am ñu démissionné na mais li ci jot am yëpp mooy ñaar fukk ak ñetti xale yi nga xam ne mujjoon nañu gaañu le 10 le 11 ak le 12 ñu ngi koy ñaawtu ndam bëgg si woon sax yooyu yëpp egg foofu wante am na te ñu duñu jëlee Mali ba léegi dara loo xam ne soxal na ko lu dul Mali kon moom amalul kenn xarma yàlla ñu ngi baalu ñëpp et puis am jàppalul kenn dara bu demaat di toog di xaar ba ay 4 heures du matin léegi nag jeune ci bi génn mooy militaires yi ñu def seen discours wax ne dañuy jox civil ñu jël réew mi def benn transition actuellement fi may wax ak yow benn document mi ngi daw ci réseaux sociaux yi di daw au niveau de la presse ñu ne dañuy def benn transition ba avril 2021 mais c'est à vérifier ba xam le document est authentique et puis actuellement nee nañ dañu yónnee nañ benn ndaw ci imam Dicko pour ñu toog ak imam Dicko tey wax ban heure la yooyu yëpp dinañ ci xam dara. jërëjëf soxna Awa Sylla ci yooyu la leeral kon ñoo ko déggandoo xibaar bi mu ci njëkk a joxe bokk na ci askanu Mali rawatina ndaw ña foofee xëy daje ca place de l'indépendance ba ngir di rafetlu la am démb ca Mali la ko sookee te ci ni ñu ko waxee bokk na ci ña jot a ñàkk seen bakkan ca moomu la réew ci jamono ji nga xamante ne ji kon ay manifesté am na fa toll ci ñaar fukki doomi aadama ak ñett yoo xamante ne ji kon ñoo fa faatu wax na it ne yónnee nañu ndaw ñoom soldat si ca imam Dicko ngir toogandoog moom waxtaan ba xam ana lu ñu gis ci ëllëgu Malek nu ñu koy doxalee gërëm ko moom Awa Sylla ci leeral yooyu nga xam ne andil nañu ko des ba léegi ca Malek la fa xew waaye xool doomi Mali yi fii ci réew mi kaddu yi Ibrahima Boubacar Keïta yëkkati démb lu leer la ci seen gis-gis nee na lu aju ci tekki ndombal tànk njiiti réew foofe mën na indi ñu tas assemblée nationale ba waaye naka noone ndax ak bu gouvernement bi ndax bu boobaa sañ-sañu ci wàllu constitution da ko dul may muy defati lenn lu ni mel nag nguuda mbupp gis ne daal lu aju ci la ñu toog réew ma amul njiit nekk kon ca loxoy soldat sa bokk na loo xamante ne ji lu teeyum xel la te it lu indi ay lënt-lënt la ndax dañ ca beddi ñi di civil yi Nafissatou Sylla amul lenn lu ñuy lam-lame ci waxuy IBK lu soxal démission bi gannaaw bi ko militaire yi forcé dissolution assemblée nationale bu Mali ak itamit bu gouvernement bi bu ñu sukkandikoo ci Ngouda Mboup di constitutionnaliste lépp leer na ndax Ibrahima Boubacar Keïta ci boppam constitution bu Mali da ko cëralee. donc suy bekkee dañ ko bëgg a teg ci wàllu yoon ci wàllu droit constitutionnel moo tax ñoom ñu obligé IBK mu démissionné mais bi ñuy démissionné moom am na ay prérogatives yu ko constitution bi jox yoo xamante ne mënoon na koo jëlaat certainement ci seen i négociation la bokkoon. parce que boo jëlee constitution bi sax danañ la président de la république bala muy dissoudre assemblée nationale dafay waxtaan ak premier ministre waxtaan ak président assemblée nationale soo xoolee démb ñoom la ñu jàppandoo donc mu leer na ni donc loo xam ne la dañ ko coordonné pour ni ko non jëlal li la constitution bi may lii lépp luy institution yu ñu ñànk nga dissoudre ko moo tax constitution bi may na ko mu dissoudre assemblée nationale donc bi ñuy démissionné mu defaale ko gouvernement bi aussi parce que su premier ministre ba daanoo rek gouvernement ba daanu na mënoon na koo jiital mënoon na ñëw taxaw ni dissoudre naa ba pare ni démissionné comme mën na ñëw ni démissionné naa mais dissoudre naa. action bi nag naam lu putschiste yi xalaat bu baax a baax la waaye dafa fekk ni nag constitution bu Mali li mu wax dafa leer faw ñu organiser ay élections ci nu mu gën a gaawee. tey jii nii vacance du pouvoir moo am maanaam tey jii nii lii di président de la république la mu nekkoon kaf kenn nekk fa te il faut am ku fa nekk ñoom ñoo yor nguur gi léegi lii di militaire yi mais waruñu faa mën a toog parce que loolu yoonu CEDEAO da koo dàq constitution Mali da koo dàq donc nga xamante ni tey jii nii ñoom war nañu organiser ay élection ci ñeent fukki fan mais xam nga ñeent fukki fan dafa gàtt moo tax ñoom waxuñu sax ay fan waaye loolu leeragul. ngir constitutionnaliste bi nag ndimbalu CEDEAO ngir topp mbir mi ba mu sës dafa nekk lu am solo te da cee wax a ànd ak fulla gu mat sëkk ba ñu daal di delloo nguur gi ñi nga xamante ne ñoom ñooy civil yi. ne ay chauffeur la ñi nga xam ne ay chauffeur la ñu yor ay camion di bàyyeekoo Mali di ñëw fii ci réew mi ñu leen di woowee camionneur malien. ña nga ca diwaanu Tëngéej la xew ci seenum réew di Mali ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xalaat yi nag wuute na ndax bu dee am na ñooñ rafetlu nañu démission gi Ibrahima Boubacar Keïta démissionné ca boppu réew ma am na ca ñooñ la ñuy ragal mooy réew ma jaxasoo jihadiste yi am fa doole mu di lool am nañ ci njàqare reportage foofee ca camionneur malien yi Abdou Diouf Diagne.
parking bu Sococim daal di wéet lool oto yu bëri yi nga xam ne moom lañ fa daan nemmeeku tey jii gisuñu leen fa camion yi nga xam ne nag ñoom ñoo jóge Mali ñu ngi gaare ci sa ndeyjoor boo duggee ci buntu bi chauffeur yi di waxtaane la nga xam ne moom moo xew seen dëkk boobelee Moussa Mayka di xam ne rakkam bu yàggul la daal di faatu fële nga xam ne nag mooy bët gànnaaru Mali moom mi muy xam ne dafa békk ci tekki ndomba tànk gi nga xam ne Ibrahima Boubacar Keïta daf ko tekki ndomba tànkam. coup d'état bi dem kontaan naa trop barki dem sama rakk bokk ndey ak baay homme de tenue la tombé na foofu côté Moti insécurité lu fa am côté nord amul fen dama kontaan naa trop dem sax nelaw ma vraiment dama kontaan. fu ko gën a sori lool Traoré di xool liggéey bi nga xam ne moom la apprentim yi di amal moom mi mu jàpp ne coup d'état bi nga xam ne moom la ñu amal ca Mali ñenn dong ñoo say jariñoo muy rebelle yi ba tax muy woo ñu ko seq ñu daal di waxtaan. naka s'entend comment le pays peut avancer. man daal li ma gis mooy askan wi dañoo war a toog ñu waxtaan ndax lii nga xam ne nag moom mooy coup d'état du ñu jëmee fenn ndax mën na indi sax ñàkk liggéey te ku wax ñàkk liggéey wax ñàkk lool lekk coup d'état moom kenn mënu koo baaxal bu mu baax te it nañ fàttaliku ne jamono ji ci Mali dafa bëri lool ñi nga xam ne ñoom lañu duppee ay rebelle ñoom rek ñoo siy jariñu. fi ci Tëngéej nag chauffeur yi nga xam ne ñoom ñoo fekk baax ca Mali ñu ngi bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom moo xew seen dëkk boobelee ku nekk nag ci ñoom di joxe gis-gis bi nga xam ne moom la am ci xew-xew yi nga xam ne moom moo tax kii fi nekkoon président di Ibrahima Boubacar Keïta daal di tekki ndombal tànkam. RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne jaajëf fàttali auditeurs yi ne kon gis-gis ci njeextal xabaar yi ci rajo Futur Média loole la ñu cay waxtaane mu di réew Mali ak li nga xam ne xew na fa naka démb di soldat si teg loxo ca nguur ga ba tax njiitum réew ma di Ibrahima Boubacar Keïta tekki ndombal tànkam naka noonu it xamle tas goog tas nañu ko li nga xamante ne ji moo di assemblée nationale ba ak gouvernement ba des na ko càmbar ak yéen ci njeextal xabaar yi doon ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi ci RFM 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wutali Tambacounda Moussa Omar Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Mamadou Mouhamed Ndiaye. fukki ndaw ak juróom-ñeent yoo xam ne ballu la ñu fekk baax ñu tegoon leen loxo ca département bu Bakel googe lañ leen di toppe bokk na ci max football bu ñu doon def ñu aaye leen ko fitna juddu ca bañ leen di tuumal ne dañoo songi woon gendarmerie ba dem yàqu ko am na yeneen tuuma yu gàlle seenu ndodd ñoom ñooñee toll ci fukk ak juróom-ñeent seenu la yoon la tribunal xëye tey. dëgg la moom la ñu xëyee ci tribunal de grande instance Tambacounda waaye fukk ak juróom-ñeent yi gis nañ ci benn koo xam ne am na juróom fukki at ak ñaar ñu bañati wax ay waxambaane waaye am na ci it ñaari étudiant li am ba des mooy ñoom bi ñu yegsee ci kanamu bërëbu attekaay bi nee nañu ñoom li nga xam ne dañ leen koy tuumal amul ndaxte ñoom dañu jàpp ni ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ñu génn la ñu jëndi woon bataaxal jableel ko seen meeru dëkk mu daal di leen jox nag autorisation arrêté boo xam ne mën ñu tàmbaliwaat seen ay yëngu-yëngu tàggat yaram ci terrain boobu loolu nag tax bi commandant bi ñëwee wax leen ñu am arrêté nañu waaye bañ ci jàppee ñaar yóbbu leen ca brigade gendarmerie ba looloo tax askan wu fipp woon ba indi ay sànni xeer ak ay gaañ ñaari gendarme bi nga xam ne am nañ ci gaañu ñoom bi ñu taxawee ci kanamu baar bi nee nañu jëm ci wàllu jafe-jafe yi am ci terrain boobu yemul rek ci bis boobu ndaxte ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ba la ñu génn jàpp amoon na diggante ndaxte ci askan wi dafa am ñaari xeet yoo xam ni ñii dañ leen di topp ay buur lañu leen di toppee ay jaam lañu diggante géer ak yu mel noonu ñii di ay komo lañ leen di wax ñi la ay moodi lañ leen di wax duñu déggoo loolu yàgg na fa waaye loolu nag mujj ci jàppante diggante waxambaane yi ak gendarme yi loolu leen fi indi tey ki nga xam ne nag moom mooy Bouna Diakhaté mooy jiite tey ji àtte bi daanaka moom ba léegi ni si mi ngi wéy doon leen la ci jamono jii may wax ak yow ni ki nga xam ne moom mooy procureur Pape Khalil Fall moo toogal askan wi moom moo jóg taxaw ngir def réquisitoire am ñi nga xam ne ñooy layal nag ñi nga xam ne ñoom ñooy fukk juróom-ñeent yi muy avocat défense yi di Ibrahima Diagne ak Ladi Ba ñoom ñu ngi préparé wu pour def seen plaidoirie yi danañu xool ana fan la mbir yi di mujjee Mamadou Mouhamed Ndiaye. mu nekkoon Moussa Omar Gueye foofee ci tribunalu Tambacounda ngir rajo Futur Média des ba léegi ci wàllu yoon ak yoonal UMS di Union des magistrats du Sénégal kenn ko bokk ci seenu bureau déposé na lettre de démission ne day bàyyi la tax mu ne da koy def moo di mooy premier président kon bu cour d'appel bu Kaolack moo ne day démissionné li indi coow li bokk na ci coow li tukkee ci magistrat Ngor Diop mi ñu affecté ak la ca topp loolee la rafetluwul gis na ne maanaam ñàkkoor ma da caa feeñ moo tax mu démissionné li mu bind ca bataaxal ba Awa Mbaye di ñu ko jàngal. Ousmane Kane bokkutul ci bureau UMS di kuréel gi ëmb magistrat yi fii ci Sénégal tekki na ay nombal tànkam moom premier président bu cour d'appel bu Kaolack bind ab leetar gannaaw coow li juk ànd ak affectation Ngor Diop di ab magistrat moom Ousmane Kane leetar ba baat yi la ci wax. lu weesu yareediku bi nga xamante ne magistrat yu ndaw yi fësal nañu ko gannaaw communiqué UMS bi pataaral bureau bi gannaaw cong yi
lu kenn mënta dékku la moom Ousmane Kane di wéy di waxaat li ko metti ni fiche consultation bu Ngor Diop bi nga xamante ne jàll na ci juróom-ñetti fan ci weeru sulet mu bokk ci ay fukki dogal te moo ne li waral affectation seen naataango boobu di Ngor Diop bureau benn ci wax juróom-ñeenti fan ci weeru août kon gannaaw weeru yàlla président cour d'appel bu Kaolack ne moom li mu comprendrewul mooy lii nan lañu def tey ba ñu bokk ci conseil supérieur magistrature ak xam li waral affectation seen naataango boobu di Ndiaga Diop Ousmane Kane ne ñoom magistrat yi bu ñu bëggee soppi système bi ñuy xeex bu ñu ko defee nii ay saaga ki xaste te du UMS dong moo war a jiitu ci xeex bi ñoom ñëpp ci war a bokk doon benn say. loolee mu def di démissionné président union des magistrats du Sénégal di UMS na jot nañu leetar ba tey it ñoo ngay xool taxawaay ba ca war ñu def ko lu aju nag ci di wax nit ñëpp yi dégg li leen jotale ak lu ñu xalaat ci moom li mbir ñu ne du doon lu ñuy mën ndax yëf yi ci biir magistrat yi la dañu koy def póotum biir nekk Souleymane Teliko moo jiite kuréel gi jaboote magistrat yi réew mi di union des magistrats du Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jéen. jot nañ bataaxal premier président Ousmane Kane suñu kilifa bi nekk cour d'appel bu Kaolack nee na dafa démissionné ci UMS léegi nag ñun dinañu jàngaat lettre bu baax bu fekkee war nañ ko tontu dinañ ko tontu moom mais jàpp naa ni du fekkee tamit dañuy tontu du ci presse bi lañu war a tontu parce que lii xew bu fekkee am na lu xew te diggante UMS ak benn ci membre la donc du ci presse bi la ñuy tontu moom la ñuy tontu te dinañ ko tontu bu soobee yàlla. ci lettre de démission am juge Ousmane Kane ñaawlu na taxawaayu yenn magistrat yi mu gis ne amuñu yar te tamit joxuñu cër mag ñi yow noo gisee kàddoom yooyu. waaw xam nga loolu mën na am ko mën na ñàkk am mais ak lu ci mënta nekk tamit nee naa loolu mbirum biir néeg la mbir bu xew diggante UMS ak benn ci membre la wala ci biir fonctionnement UMS donc bu fekkee dañ ciy waxtaan tamit jàpp naa ni ci presse bi lañ ciy waxtaan ak lu mu mënta demee dinañ ko tontu moom bu fekkee am nañ tontu bi ñu ko war a tontu bu fekkee li mu wax am na tamit wala amul dans tous les cas dinañ ko tontu. SYTJUST di syndicat gi jaboote liggéeykat yi ci wàllu yoon ak grève bu yàgg bi ñu nekkee loolee njiital SOS consommateur di Maître Massokhna Kane béggu ci gis-gisam grève bi bari na lu muy yàqal askan wi sàkku na ci ñoom syndicalistes yooyu ñu dellu ca liggéey ba donte dañuy def lu mënut a ñàkk di service minimum sax ñu def ko sàkku na ci gouvernement bi fekkente ne bañ ñoo def loolee ñoom ñu jëli matuwaayam Maître Massokhna Kane teg ci ne ñii di syndicalistes yi li ñuy laaj seen warteef la taxaw ci lu war la waaye toog faste seen i loxo bañ a faste xànc ak morom it jaaduwul. ñu teewlu Maître Massokhna Kane moo ne woon ganu RFM matin tey jii. askan wi sonn nañu te SYTJUST li ñuy def aussi dañ ko war a seetaat li tax ñu war ko seetaat grève bi ëpp na ñaari weer fi mu nekk ñun depuis 2010 chaque fois bu amee grève ci secteur bi dañ koy dénoncer lu tax c'est pas parce que amuñu droit grève am nañ droit grève mais grève dafa am lu mu àndal surtout ci service public. mooy li ñuy wax service minimum dañ ko war a assurer pour li ñuy wax continuation du service public parce que droit de grève bi ko constitution posé code du travail organisé ko am ay loi ak ay décret yoo xam ni ñoom ñoo ko organisé dañ ko encadré niñ ko encadré mooy dafa am fu mu war a yem bu demee bay lor askan wi dañ ko war a arrêté bu demee bay lor entreprise bi rek sax dañ ko war a arrêté waxantuma la bu demee bay lor askan bi te kooku code du travail daf si wax lu leer yeneen kii maa ngi renvoyé ci ñi ko mën a jàng article L 276 boo xam ne dafa wax ne bu fekkee ni grève am na ci service yooyu même ci service privé état bi mën na jël li ñuy wax ay réquisition yoo xam ne day wax ay nit yoo xam dañu grève woon nañu dellu si liggéey moo xam ci entreprise privée bu fekkee day war a lor entreprise bi moo xam bu dee établissement public ak service public yoo xam ni ay emploi indispensable lu ñuy wax pour la sécurité des personnes et des biens. collectif des travailleurs de ISEC di kuréel gi ëmb liggéeykat yi ca école bi di ISEC ñi ngi laaj kilifa kër ga mu fay leen fanweeri millions yoo xamante ne ji ay weeri payoor yu mu leen amel la ñoom liggéeykat yooyu di ñaawlu it ni nga xamante ne noonee la ñu ne moom la borom kër ga di Mamadou Diop ñu gën koo xam ci Diop ISEC di doxalee ca kër ga ndax tegewul ci yoon yàq bokk na ci lam fay nekke collectif googee tey jii la ñu bëggoon a amal ab jano taskatu xabaar yi ca biir l'école ba mujj tam ci biti lañ ko defee ndax des leen ko aaye nee nañu nag duñ ci bañ dara daañu ci dem ba jeex lu leen yoon may ñu jël waaye danañ leen fay seen xaalis boobee ASB Amadou Sabar Ba
janook taskatu xibaar yi lañu bëggoon ci buntu école bi waaye direction bu ISEC jiitu na leen ca ba jël ay nervi ngir loolee ma leen am ba waral rek coow dox ci diggante ñi nga xam ne ñooy nervi yi membre collectif bi ak ñenn ñi taskatu xibaar yi. léegi da ngeen ñu wan notification bi wane ne la direction a interdit votre conférence de presse. ñoom liggéeykatu ISEC yooyu mujjee def seen conférence de presse ci mbedd mi di laaj lu tolloog 1,0 million arriéré de salaire Papa Ndiaye Fall moo yor kàddu bés bi. dañoo xëy di réclamer tey li nga xamante ni toll na ci 1,0 million ci xaalis yoo xamante ni Mamadou Diop daf ñu ko ameel mu toll si juróom-ñetti weer ba fukki weer ak juróom yoo xam ne jotuñu suñuy salaire te loolu li ko waral mooy dafa xëy arrêté di ñu fay dañoo bëggoon ñu toog a waxtaan ak moom wax ñu kañ la ñuy fay mu gër ci dëkk bi ne moom du ñu fay dara amee lu ñu tus duñu fay tey duñu fay suba li ñu bëgg nag mooy amul waxtaan amatul def dara li ñuy xaar ci moom mooy mu fay ñu suñu xaalis bu ñu fayul ISEC moom du bokk si ñuy reprendre te loolu ñu ngi ci jël à témoin le président de la République monsieur Macky Sall di jël na ministre de l'enseignement supérieur samedi bi ñu génn ci ginnaaw woo na ñenn si ay sportifs yi fay leen te këram la leen woo di leen fa fay te sportifs yooyu mu fay benn weeru compétition lañ def muy waa basket ñi si des ñëpp jotuñu sax débuté seen compétition. lu ëpp ñeenti at ñuy liggéey ak direction bu ISEC ñi nga xam ne ñooy travailleurs yi ñu ngi ñaawlu doxalinu boobile kër jàpp ne dafa am ak parparloo teg ci di xam ne dinañ yóbbu mbir mi ca yoon. danañ ko yóbbu si yoon mu fay ñu sunu xaalis waxtaan nag amatul wala bu waxtaan di am condition waxtaan boobu ñun ñoo koy tëral moom nag nee na daw ci dara bañu si dara fa li laa alhamdu ku la ameel bor ndeke moo mënul bañ dara ci lim la ameel yaakaaruma yow mi ñu ko ameel di nga am loo ciy bañ wala di nga am loo ciy ragal bi nga ko tegee loxo moom moo ko waxal boppam mu ne jël na lu tolloo 10 millions ak juróom jox ko ki nga xamante ni mooy Dieynaba Baldé. collectif bi ëmb ñi nga xam ne ñooy liggéeyee ca ISEC di xam ne dàq ñu benn yoon gën a taral li nga xam ne mooy xeex bi ngir ñu fay leen seeni droit ci côté direction bi ISEC nag ba ñu fa demee vigile bi daf ñoo xam ne dafa jot ay consigne maanaam bu benn taskatu xibaar dugg ci bile établissement. ASB des ba léegi ci wàllu njàngame ak njàngale ma waaye gile yoon ci geneen wàll gone yi wut lijaasab certificat ak entrée en sixième suba ci alxames ci la ñu war a tàmbali seeni examen wutali diwaanu Ziguinchor xool candidat yi war a def boobu li examen ana fan la ñu toll ñu bari ci ñoom ànd nañu ko xel mu dal jàppit ne dina yomb li koy sabab mooy lu bari ci njàng mi ren matalewul moo tax ñu jàpp ne duñ leen jox luy diis ba luy mitti ci ñoom bu dee lu jëm ci wàllu wattaay mu di organisation bi lépp yemb na ngir gune yi war a mën a sóobu ci examen yi suba Lamine Ba. Ibrahima Fall élève la moo ngi nekk ci classe bu CM2 ci école Amadou Barry ay waxtu dong dox suñu digganteeg li nga xam ne moo di l'examen CFEE bi waaye moom nee na jamono ji xel mu dal lay demee. waaw am naa confiance gëm naa sama bopp que damay réussir ñëpp dañuy réussir jamais bu soobee yàlla. xale bu góor bi nag bi mooy guleet yoon mooy amal l'examen bi nga xam ne moom mooy jeexal cycle élémentaire bi lee waaye nee na jamono ji lépp li nga xam ne jëm na ci wàllu révision amal na ko ba pare. réviser nañu fraction yi histoire géo éveil maths activité de mesure. yooyu yëpp la ñuy réviser depuis yu ñu commencé jàng yëpp yu ñu fàttee yëpp la ñuy réviser encore. Fally Touré moom it élève la ca classe de CM2 moom jàpp na ne nag jamono ji li nga xam ne moo di waajtaay yi def nañ ko ba pare. Fally est-ce que réviser ngeen. waaw. pare nga pour examen bi suba. waaw. expliquez ma nan ngeen réviser. yëpp la ñuy réviser. ñi toog ñi def exercice bu laa ñi dem foo si suba bu ñu ñëwee ñu corriger. kon fu mu nekk nii ban façon épreuve ngay xam bu metti wala bu yomb. day yomb. jàngalekat yi ñoom ci seen wàll xamle ne li nga xam ne moo di programme yi donte sax na jeexal nañ ko waaye seen xel dal na nee nañu def nañu li ëppi solo kii di Oumar Lamine Diédhiou jàngalekat la ci école Amadou Barry. programme bi su ñëwee jeexal nañ ko day xaw a jafe ndaxte ñëpp xam nañu situation bi parfois da ngay gis xale yoo xamante ni sax duñ ñëw parce que taw bee leen di téye donc buñ ñëwul il faut nga taaxitlu def ay révision parce que mënoo def cours derrière les autres da ngay mujj def révision maître CM2 xam na moom fu mu yemoon day jéem a continuer programme bi mais muy tenir en compte aussi ci lu mu jot a def parce que aussi xale yi boo xoolee après Covid avant Covid bi jàng nañu mais bu ñu nee ba Covid bi ñëw bu ñu arrêté suspendre cours yi rek ñoom dañoo bàyyee ko. moom mi nga xam ne sax moo fa toogal directeur bi te ci suba bi ñu fa demee nee na ci li jëm ci wàllu organisation yi jël nañ matukaay yëpp ndaxte ren ji ñoo ngi amal l'examen yi ci jamono ji nga xam ne nag nawet baa ngi fii ak li nga xam ne nag moo di feebar bi di coronavirus. matukaay yëpp mat na jot nañu waxtaan ak xale yi ne leen vraiment nañ jël seen matuwaay parce que ren ñëpp xam nañu situation bu ñu nekkee. ay waxtu dong dox si digganteeg li nga xam ne moo di examen CFEE bi ndongo yi ak jàngalekat yi jamono ji nee nañu lépp yemb na ngir door li nga xam ne nag moo di épreuve yi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Amadou Mokhtar Ndiaye mooy directeur des examens et concours ci ministère éducation nationale xamle na ne lépp lu di matuwaay ngir examen gone yi kon mën a def examen certificat ak entrée en sixième yooyu suba tege ci yoon matuwaay yëpp jël nañu ko wàllu wér géram it ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di fexe jëfe li ñu santaane ci jamono yi coronavirus ji de Amadou Mokhtar Ndiaye ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen. matériel bi mi ngi sur place rapport yi wane na ne aussi matériel bi agsi na donc amuñu benn sikki sàkk ni disposition
yi ñu ngi koy jël maintenant loolu doyul moo tax ministre bi wax ne nañu teg ay comité de veille et d'alerte pour que lu xew ñu mën ko signaler ñu régler ko donc li ci des mooy parents yi accompagner élèves yi psychologiquement voilà ak enseignants yi pour que examen yi mun a am ci anam yu mucc ayib même ci correction yi jël nañ ci matuwaay délocaliser activités yu bëri mais IA bi inspecteur d'académie continue di ko superviser pour éviter rek dajale nit ñu bëri ci temps bu bëri voilà donc yooyu jël nañ ko def nañ sax ay stock de sécurité de masque ci yenn académie yi donc yi nga xam ne soxla nañ ko donc ñi ngi comme ni ko ministre waxee mi ngi fàttali gën a ñaax jàngalekat yi parents d'élèves yi partenaires yi locaux yi pour que ñu jàpp ci examen yi mu am ci anam yoo xamante ni mooy anam yi nga xam ne yu mucc ayib la donc ñi ngi toog di xool maintenant nu muy demee na ci ñëpp jàpp parce que contexte bi moo ko laaj et puis hivernage bi aussi xam ngeen def ci yokku ci xar mi kawar donc li ñu mën a wax rek mooy mbiru ñëpp la du nekk mbiru ministère éducation nationale mbiru Sénégal la kon na si ñëpp jàpp quoi. RFM bitim réew. dellu dalalaat Alaaji Sorsu Déthié Diop maa ngi lay nuyu Diop. maa ngi lay fay Ndiaye. des koy doo rek ndaje mi nga xam ne conseil de sécurité bu organisation des nations unies ñoo ngi koy nësër coup d'état militaire ba am ca Mali lañ ca bëgg a waxtaane am ndajeem d'urgence àllarba gi démb secrétaire général bu mbootaayu xeet yi woo na ñi nga xamante ne ñoo di muté ñu bàyyi Ibrahima Boubacar Keïta ci lu gaaw te ci am benn condition loole itam la CEDEAO bëgg xamle ni itam ab visioconférence njiitu réew yu sous-région bi ëllëg alxames tey ci suba militaire yi def coup d'état bi xamle nañ ne taxawal nañ ab comité national pour le salut du peuple woote itam transition politique seen porte-parole colonel-major Ismaïl Wagué chef d'état-major adjoint bu l'armée de l'air Amadou Sabar Ba moo tekki ay kàddoom. Afin d'éviter au pays de sombrer. ngir moytu dëkk bi dugg ci guuta force patriotique yi nga xam ne dañoo dajaloo ci comité national pour le salut du peuple fas yéene nañoo taxaw temm ngir jël suñuy responsabilité ci kanamu askan wi woyal li nga xam ne mooy liggéeyu état ak lii di service public bi loolee tamit ñu fas yéene ci ànd ak askan wi yëpp maanaam les forces vives de la nation bis ni ki tey àllarba 19 août li nga xam ne mooy frontière aérienne yi ak terrestre yi tëj nañ ko ba jëmmi jamono couvre-feu nag dina am ci 21h jàpp 5 heures du matin ba jëmmi jamono tamit waaye li nga xam ne mooy service public bi dinañ ko wéyal di ko amal nekk ñu fi nag ngir nguuru waaye li ñu bëgg rek mooy réew mi am dal te fii jëmmi jamono dinañ organiser ay élections générales yoo xam ne dina tax rek Mali amaat ay institutions yu dëgër ba mën a jotaat li nga xam ne mooy confiance askan wi rataxal diggante ñi nga xam ne ñooy jiite ak ñuy jiite. entre les gouvernants et les gouvernés. ba fi mu nekk nii loolee xew ca Mali Georges dégg gu ñu ci réaction bu officielle bu bàyyeekoo ci M5 RFP. loolee la ñu xamal tey ci suba ab taskatu xibaar di Boureyma Solo xamal ñu ko ne ba jamono ji waa M5 joxe guñ seeni réaction officielle ci coup d'état bi nga xamante ne moo am foofu ca Mali naka noonu itam yenn ci parti yi kenn joxeegul gis-gisam ci boobee coup d'état bi tax bu ñu jëlee Ibrahima Boubacar Keïta ci boppuk réew ma benn parti daal moo ci àddu mu di Parena lu jëm nag ci tolluwaay ba foofu ca Bamako maanaam daal lañ fi nemmeeku gannaaw coup d'état bu démb bi waaye li ñu fa nemmeeku di leneen moo di yenn services yeeg maanaam banques yeeg station essence yëpp dañoo tëj. ñu dem ci réewum Nigéria lu bari ci ay civil yoo xamante ne ji waa jihadiste yi ñoo leen jàpp otage. dañoo jàpp na ay combattants wu état islamique ci Afrique de l'Ouest ñoo dugg ca dëkk boobee nekk ci nord-estu Nigéria jël fa en otage nag lu toll ci téeméeri civil ab source sécuritaire xamal RFI ne terroristes yooyee dañoo dugg ca dëkk boobee de Kukawa talaata gi ñu weesu ci ngoon jël en otage ay centaines yi ay téeméer lu ëpp téeméeri doomu aadama daal ay civil biñ defee loolee nag daa fekk ni nit ñooñu jóge woon fa ñu dem làqu ji ndax kaaraan gi nga xamante ne motewul ca dëkk ba. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Alaaji Georges Déthié Diop. joo ko ñaar apax bala ñuy ànd ak Soda Thiam di ko dalal ci xibaaru tàggat yaram yi jëye ji xew ca diwaanu Mbour mu di benn élève classe 4e moom la ñu fekk mu faatu ci néegam nee nañu dafa pendre boppam. yëfi ma nga xewee ca croisement Saly na mu demee nag ay boori 11h daal la ñu ne kenn ca waa kër ga moo fëgg néeg ba kenn wuyuwul mu fa gub diir kenn wuyuwul ci la dajjee buntu ba ñu ñëwee lañ ko fekk mu daal di pendre boppam police ubbi na ci ab enquête ngir xam élève classe 4e boobee lan moo tax kon mu pendre boppam yëfi ma nga xewee ca croisement Saly.
RFM Sport. tàggat yaram dellu dalalaat soxna Soda Thiam Soda la ciy gën a fës bokk na ci demi-finale beneen ci wàllu Ligue des Champions tey ji la ñu koy football ci diggante Bayern ak Lyon. ci demi-finale googee sax ñaari équipe yi nag ñoom gis nañ que ni jot nañoo daje lu toll ci juróom-ñetti yoon depuis atuma 2000 ba léegi match bu mujj bi dox ci seen diggante nag kii di Bayern Munich moom moo ko daal di gàddu woon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atuma 2010 ñeeloon Ligue des champions ci édition spéciale Ligue des champions gi nag gis nañ ci lenn mu di ci biir match de football lépp mën na cee am te loolee nag Lyon wane na ko bu baax gannaaw ba mu daal di génnee Juventus waaye naka noonu itam éliminé Manchester City bu ñu delloo si waatee si ñaari jongante yooyu sax dinañ mën a jàpp kon ni ndawuk Rudi Garcia yi lenn rek moom moo di seen mbëbët moom moo di créer surprise bu mag ci gile édition waaye naka ñu def ndànk ne Bayern Munich bu Lewandowski ñoom duñu bàyyee Ligue des champions gi romb leen noonu ne jamono ji booy xool sax ñoom ñooy favori ci gile édition champion bu Allemagne boobee nag moom wane na la mu mënee ak fa mu mënee ci rendez-vous yu mag yi bu ci mel ni Ligue des champions ci loolee nag moom ñu gis ni Barcelone mi nga xam ni moom la mujjee daan juróom-ñetti bal ci ñaar xam na ci dara ni ki démb nag Paris Saint-Germain moom dafa daal di daan Leipzig ñetti bal ci dara loolee nag daal di koy may mu qualifié ci finale Ligue des champions ci ba ñu duggee ci vestiaire yi nag Neymar ak Kylian Mbappé ñoom daal di nañuy fêté qualification wu Paris Saint-Germain googee ci noonee sax dama leen di bàyyi ngeen déglu ay kaddu ko Kylian Mbappé ci complicité bi nga xamante ne am na ci digganteem ak Neymar ci micro suñu confrère yu nekk ca équipe. Le coach a dit. dëgg la suñu entraîneur wax na ne maag Neymar déggoo nañ bu baax a baax te boo xoolee sax loolu itam ñi ñaar daan nañ ko dëggal ndax am nañu entente bu baax ci terrain bi te boo xoolee sax même ci biti terrain bi maag moom dañoo daal di am entente ba tax na daal man am naa yaakaar ni que jamono gi Neymar bokk na si jour yi nga xam te ñoom ñoo gën a xarañ donte lii di ballon d'or bi kenn du ko joxe waaye jàpp naa ni jour bu mel ni Neymar yàgg dana mas a jël li nga xam te ne moo titre ballon d'or léegi nag li des ba des moo di suñu xaranteef suñu mën-mën dañuy jël lépp daal di ko dëxëñ boole ko ci équipe bi ngir bu ko daal defee daal équipe bi mën a am ndam ndax boo seetee bu njëkk ba daanaka maak moom rek lañu daan gën a bàyyi xel waaye léegi boo xoolee ñun itam dem nañ sax ba fàtte suñu bopp daal di jublu ci li nga xam te ne moo di collectif bi loolu nag boo xoolee moo ñuy faciliter li nga xam te ne daal moo di liggéey bi ci biir ak biti terrain bi léegi nag li ci des rek mooy fexe ba góorgóorlu ba am ndam jël li nga xam te ne moo di Ligue des champions bi ngir mën a dëggal daal entente yi nga xam te ne ñu ngi koy wax sama diggante ak Neymar. Que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et on va pas gagner qu'à deux. mu ne woon Kylian Mbappé ay kàddoom nag Cheikh Tidiane Diagne moo ko daal di tekki ñu fàttali sax ni Paris Saint-Germain moo nar a joué juróom-ñaareelu finalu Ligue des champions club français waaye nag ba fi ñu toll nii kenn ci ñoom képp moo ko mës a gàddu mu di Marseille ci atum 1993 digganteem ak AC Milan la woon ci at mi nga xamante ni nag Paris Saint-Germain mi ngi fêté ay 50 ans wam ñu njort kon ni mën na am chance daal di yëkkati trophée Ligue des champions gi loolee nag di mbëbëtu ñii di qatariens yi gannaaw ba ñu jëlee club bi ba léegi ci atum 2011 ci Espagne FC Barcelone nag daal dinay officialiser ni kii tey ji ci àllarba gi ñëwuk Ronald Koeman ci poste entraîneur ancien joueur club bi ci atum 1989 ba ci 1995 moom nag dafa daal di siife ab contrat ba fanweeri fan si weeru juin atum 2022 ni ki tey ji ci ngoon sax lañ ko fas yéene daal di présenté taskatu xibaar yi ñu wax ci wàllum basketball ak playoff NBA ni ki tey ji ci programme bi nag Brooklyn Nets dina am Toronto Raptors Denver Nuggets di am Utah Jazz Philadelphia 76ers dina jàkkaarloo ak Boston Celtics Dallas Mavericks di am Los Angeles Clippers ni ki démb nag ñu gis ni que ni LeBron James moom gañewul match playoff am gu njëkk naam sax def na ab triple double am 23 points def 17 rebonds ak 16 passes décisives mu mel ni nag moom LeBron James dafa daal di rek ndërmeelu ci kanamu Portland Trail Blazers mi ko daan 100 ci 93 kafa jaar nag bokk na ci Damien Lillard mi nga xamante ni depuis ba ñu tàmbali waatee NBA gi ba léegi performance yu gën a mag moom moo koy daal di def loolu sax moom moo tax ñu tabb ko meilleur joueur ci bulle boobule ba tey ni ki démb Houston dafa daal di daan Oklahoma Miami Heat moom it am ndam ci kaw Indiana Pacers Orlando moom it daal di créer surprise ci kaw Milwaukee Bucks. jërëjëf Soda Thiam ci leeral yooyu ñeel xibaaru tàggat yaram yegg nañu ci conférence mu di taxaw seetlu bu Papa Ngagne Ndiaye ni mu ko baaxoo àllarba bu nekk.
thème coronavirus ak mboolem xew-xewu diine ci réew mi kenn wumpulewul ne fépp foo xam ni boo fa sànnee mbàttu mu takkal li ma lay bëgg a wax ak fu mu mën a doon ci àddina ci jamono ji ñu toll la mu mën a yokk ci mbas mi mu ëpp fuuf la mu ca mën a wàññi muy màggal di gàmm mbaa sax Popenguine nañu xam ne ak lu bés rëy day jàll te ñaanuñu ko yàlla waaye wopp si moom mën naa wéy di fi des ba kañ laaj la bu mbindeef tey ci àddina amul tontoom naam askan wey feebar te askan wi ci boppam ñooy màggali ñooy gàmmu ji képp ku ci dem kenn werantewul ne jaral na la ko waaye jàppal ni boo fa jëlee feebar bi mbaa nga yóbbu ko fa tooñ nga sëriñ ba la taxoon a jóg ndax ñoom amuñu dara luy lore kon képp kuy waaj xamal ni àddiya bi jiitu nga war koo ngànnaayoo mooy sa masque ak say loxo yu set dandante di soriantoo moom bu ñu waxantee dëgg mënu fa am foofa ca Touba xalif général ba di sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru sàkku na ci ñëpp ñu sàmmonteeg digle fajkat yi ku ne xam na ni budul woon yërmandeem ci taalibe yi xam seenu xër ci sëriñ Touba Xaadim Rasul la am màkk te yonent bi digle ko fu la mbas fekk toog fa mooy am foofa ca Touba lépp la ñuy tëj ku ne màggale fa nga nekk rendi say gàtt bexndeel say dëkkandoo am sa màggal gi ren pas-pas bu wér la laaj bu ko kenn réere na ko ñëpp xam te nguur gi itam bañ a toog seetaan naan suñu yoon nekku ci ñoo ko sombi nañu ko naan nañu jël seeni responsabilité ñoom kilifa yi fexe ba ni ñu ko waxee ku ne ak sa masque doon lu law fépp ndax fëgg ci taabal ji wax ko yomb na waaye jëfe ko mooy lépp solo mu bañ a mel ni diggante waa Orange ak ARTP mbas mi bëgg a rey nit ñi Orange dikk bëgg leen a doggali àddina yépp ci teg seeni gët ne Orange faalewuñu ARTP jël forfait jox askan wi di leen ko jaay Illimix te benn pexe amu ci ndax wër nañu ndomb réew mi ba wiiri jaari ndaari muy téléphone fixe di connexion mu baax mbaa mu bon ñoo fi ne wax ji di ndax président de la république dina ko seetaan amaana seetaan na lu ko raw fuuf di grève waa SYTJUST bi di liggéeykat yi yëngu ci wàllu yoon fii ñu toll tembe am na ñaari weer seen grève boobu maître Malick Sall ministre de la justice taxaw fa mu taxaw ñi ànd ak maître Aya Boun Malick Diop taxaw fa ñu taxaw te askan wi dong ñoo koy yëkk waaye du ñu dab prisonniers ya nekk ca kaso ba fi mbas mi tàbbee ak tey amatuñu visite la ñuy daj mburu daju ko ca taal ba kenn seetiwu leen mu mel ni dañu leen tëj ba pare damm ca caabi ja nañu leen bàyyi xel te di leen dimbali ñu mën a gis seeni mbokk sonn nañu te mënuñoo wax ñu wax ca la xew Mali coup d'état gàcce la ci Afrique gàcce la ci démocratie ñu ñaan yàlla mu yem fa te bañati faa am wasalaam ba beneen conférence. ba beneen conférence Papa Ngagne yegg si ci Coro News mu di ponk bi ñu jégleel tolluwaayu feebaru coronavirus gi ci àdduna bi Barthélémy Ngam. feebar bi di mbas mi di wéy di law ci àdduna bi di wéy di def ay jéya États-Unis mooy réew mi nga xamante ni moo ci gën a sonn foofu nag limub ñàkk fa amee romb nañu juróomi million téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki nit ñoo fa ne ñàkk seen bakkan diggante démb ak tey lu toll ci juróomi téeméer ak ñaar fukki nit ñàkk nañ fa seen bakkan ca Brésil it kazalika feebar bi mu nga fay wéy di law Brésil ci waxtu yi mujj lim na lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan Brésil ba fii mu ngi ci lu ëpp ñetti million ci ay doomu aadama yoo nga xamante ne amee nañu feebar bi di mbas mi ca France bilan bi nga xamante ne autorités yi joxe nañ ko di ki àllarba gii wone na ne lu toll ci fanweeri junniy doomu aadama yu toftal ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn nit ñàkk nañu seen bakkan ci mbas mi ci limub ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn junniy doomu aadama yoo nga xamante ni daal am nañu feebar bi foofule ca France Italie moom fanweer ak juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróomi doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan foofule ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñeenti junni kaay yi nga xamante ni enregistré nañ ko Royaume-Uni junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeenti kaa yu bees la amee ci xayma nag réew maa nga ca ñetti téeméer ak ñaar fukk ak junniy kaa yu toftal ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn foofule ca Royaume-Uni lu toll ci ñeent fukk ak benn junni yu toftal ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan Espagne it naka noonu lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñetti junni yu toftal juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukki nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti junniy kaa yu toftal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ca Belgique lu toll ci juróom-ñeenti junniy doomu aadama yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñoo fa ñàkk seen bakkan ci lim bi nga xamante ni am nañu ko di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti junniy kaa yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ca Chine moom diggante démb ak tey fukk ak juróom-ñaari kaa yu bees rek la ñu fa nemmeeku diggante démb nag ak tey Chine amul kenn ku fa ñàkk bakkanam ci feebar bi donte sax fa la corona bi jógee waaye nag autorités yi amee nañu tiitaange ndax ay junniy chinois dañoo dajaloo woon foofu la ca Wuhan di def benn méga feetu techno ci benn parc aquatique loolaa tax autorités yi di tiit ne boo moytuwul kaa yi dana fa dellu siwaat ca Allemagne nag kaa yi ñu ngay gën di yokku réew ma lim na lu ëpp junniy kaa yu bees juróom-ñeenti junni
yu toftal ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci xayma Allemagne mu ngi ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn cas Corée du Sud moom fukk ak juróom-benn junni ak juróom fukk ak juróom-ñetti cas la ñu amee ña fa faatu ñetti téeméer ak juróom-benn nit lañu. autorité ya nekk ca Corée du Sud li ko dalee samedi ba léegi la ñu jël dogal daal di gën a tengal mesure restriction yi nga xamante ni moom la ñu annoncé woon diggante démb nag ba tey soldaar sa foofule ca Corée du Sud dañu leen confiné ca Pérou moom situation ba di wéy di gën di doy waar juróom-ñaari junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti contamination yu bees la ñu amee ci xayma li mupp ñi nga amee ñoo fa amee corona bi mu ngi toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti junni yu toftal ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn cas foofu lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróomi nit ñoo fa ñàkk seen bakkan foofu sax dañoo wóolu médecin yu jóge ca Venezuela ngir ñu jàppale leen ci liggéey bi donte sax nee ñu seen diplôme ya amee wuñ ko ca Pérou ca Russie moom juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñaari junniy kaa la ñu amee yu toftal ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett foofu fukk ak juróom-benn junniy nit ñoo fa ñàkk seen bakkan Afrique it naka noonu feebar bi mu ngi wéy di faat ay bakkan ca Égypte lu toll ci juróomi junni yu toftal téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeenti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn junniy kaa yi nga xamante ni amee nañu ko ca Algérie fanweer ak juróom-ñeenti junniy kaa yu toftal ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent la ñu fa recensé li mupp ña fa faatu ëpp na junniy doomu aadama Afrique du Sud di feebar bi nga xamante ni moo gën a sonn ci continent bi feebar bi faat na fa lu toll ci fukk ak ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn nit feebar bi faat na fa lu toll ci fukk ak ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn diggante démb ak tey rek feebar bi faat na fa lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaari doomu aadama Afrique du Sud cas yi nga xamante ni ñoom la ñu dénombré mu ngi toll ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti junni yu toftal ñeenti téeméer ak ñaar fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ñeel mbas mi. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf saxaaruk Dakar Bamako gi bu déqi woon tey dana bari yéenekaay yu cay jàpp place ñu bari ci ñoom seenum xel ma nga la xew ca Mali bokk na ci Vox Populi mi ñu wax ci xëtam mu njëkk ne coup d'état ya tàkkati nañu ca Mali soldaare ñoo jóg démb gàddu seeni ngànnaay fekki président Ibrahima Boubacar Keïta fa mu ne woon gàddu ko yóbbu tongal ko tëbal ko ca boppu réew ma Ibrahima Boubacar Keïta dafa mujjee démissionné ba xam ne bëgg nguuru du tax muy nangu deret de tuuru ca Mali Les Échos nañu dañu ko forcé weñ loxom moo ko tax a nangoo bàyyi nguur gi démb ci guddi ca lañu ko seen ca télévision nationale bu Mali muy wax ci làmmiñu boppam ne tekki na ndombal tànkam nekkatul président de la république bu Mali tas na assemblée nationale ba tas na it gouvernement ba journal Source A gis ne paaka ci put moo ko tax a démissionné dañu ko arrêté mook doomam ak premier ministre am la Sénégal nañu soldat sa ñoo ko def ñoo coup d'état Ibrahima Boubacar Keïta jël nguur ga tëye ba noppi ne civil yi nañu def élection ngir tànn ana kuy jiite réew ma l'observateur xëy di ñu nittali na mbir yi demee démb ca Bamako fa soldaare jaar ak fa ñu jaarale Ibrahima Boubacar Keïta ba tax mu démissionné 8 heures ci suba ci la yëf yu tàmbali ak benn mutinerie ca Kansu Njata Keïta ba ca Kati ubbi magasin yey def ngànnaay soldaar yi ku ca nekk gàddu fetal ak i bal topp ci ginnaaw colonel Diaw ak ci ginnaaw colonel Sadio Camara ay boori 9 heures ci yoor ci la ñu tàmbale teg loxo ay kilifa yu nekkoon ci nguur gi ñu ci mel ne Moussa Tembene mi jiite woon assemblée nationale bu Mali Abdoulaye Daffé ministre économique finance bu Mali moom ci bureau la ñu ko fekk jàpp ko ba ñu demee ba 10 heures ca la ñu tàmbale tëj banque yaak institution yaak station yi ca dëkk ba ay boori 13 heures ñu teg loxo général Ibrahima Daïrou ministre de la défense ak général Moussa Mbemba Keïta ministre sécurité intérieure 5 heures ci ngoon ci la ñu jàpp président Ibrahima Boubacar Keïta ak doomam ju góor Karim Keïta ak premier ministre ba Boubou Cissé ak Moussa Diawara mi ne woon directeur sécurité d'État boole leen ñoom ñëpp dugal ci watay 4x4 jiital leen jiitle wutali ak ñoom Kansu Njata Keïta fa la ñu nekk di waxtaan ak négocier ba 11 heures ci guddi ca la ñuy soog a déggee déclaration bu Ibrahima Boubacar Keïta muy xam ne démissionné na Le Quotidien nañu booba fekk na yaakaaram jeex IBK désespéré noonu la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk la ñu doon sàkk ci moom mu bañ mu démissionné soldat yi mujj nañ ko am ci moom enquête dina kay nañu Ibrahima Boubacar Keïta démissionné na moo ko gouvernement waaye terewul réew Mali tey la gën a nekk ci xiini mi na kenn tanewula ci fan la réew mi di mujj ci nan la réew mi di mujj ak ci kan la réew mi di mujj journal enquête dolli ñu ci ne doomi Mali yi yeewoo fii ci Sénégal ñu bari ci ñoom ak jaaxle la ñu am ci fan la seenum réew Mali di mujj Sud Quotidien nañu ginnaaw ba ñu wàññee ab loxom forcé ko mu dem Ibrahima Boubacar Keïta mujj naa dem tas nañu assemblée nationale ba tas nañu it gouvernement ba jamono ji colonel Sadio Camara mooy nouvel homme fort de Bamako moo jiite coup d'état ba mooy doxal ak i soldaaram
am journal bi xamal ñu it ne bañ ñax goow di lakk-lakkaale gu tooy moo waral réew yi diggaale ak Mali ñoom ñëpp tëj nañu seeni frontière Vox Populi nañu waa CEDEAO ñoo leen ko sant bu nuppi di dànkaafu soldat si def coup d'état bi ñu delloo nguur ga Le Quotidien bind ne CEDEAO quarantaine na Mali ci naka Soleil national xëy di ñu ko leeralal ci xëtamu njëkk benn ca moo di suspendre nañ réewu Mali ajandeegum ko ci bépp banqaas bu ñu jële ay dogal ci biir CEDEAO ba noppi ne soldat yi nañu bàyyi Ibrahima Boubacar Keïta nu mu gën a gaawee bu ñu gaawul sàkki pexe ci li ñu L'Observateur ne moo am ca porum Dakar mën naa bañ a jur jàmm ci réew mi ubbil yéenekaay bi tooke ja kalaate woon ca port bu Beyrouth ba jur fa ay loraange yu bari di nitrate d'ammonium L'Observateur ne nañu lu ko ëpp mi ngi ñu denc ci porum Dakar ñetti tonnes ak juróom fukki nitrate d'ammonium ma nga ca mool 3 bu porum Dakar mu di lool ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu sécurité seenum xel dalu ca produit bu doy waar boobee nekk ca porum Dakar L'Observateur mi ngi ñuy wax ne ab agrément bu war a jugee ca ministère de l'environnement moo ko fa bàyyi ñu bàyyi coow loolee te wax ci leneen yëral xët mu njëkku La Tribune Ousseynou Diop di waaj yi ñu ne moo feetaloon taximan bi di Ibrahima Samb ba mu faatu moom Ousseynou Diop ab atem daanu na démb fukki ati kaso ak juróom yuy ànd ak liggéey bu mu sañu tabañ moom lañu ko daan boole ceekit juróom-ñaar fukki millions ak juróom yu justice ne na ko dàmpe njabootu ndeem si yàlla Ibrahima Samb nday Ibrahima Samb di Caane Fay L'Observateur ne nañu wax na ne li mu doon séntu ci justice bi du loolee ndax Ousseynou Diop mi fetal doomam mu faatu ci coobarey boppam kaso ngiiru dund lañu ko waroon a tëj. Savon Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rëy yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. mooy ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi gis-gis la li ñu ciy waxtaane moo di coup d'état bi nga xam ne nemmeeku nañu ko nag démb ci réew Mali soldat sa jóg jëlu nguur ga ba tax njiitu réew ma daal di démissionné loolee kon ñu war ko waxtaane ci mbirum géopolitique géostratégique li nga xam ne kon mën na ko ca jur nees ko mën a jàngate ci waxtaane ñu ànd ci ak professeur Ogo Seck di juriste président association des juristes africains professeur maa ngi lay nuyu. ñoo ngi ci waxtaan wi ak Mamadou Seck di expert ci wàllu relation internationale directeur général bu cabinet Synapsus professeur Mamadou Seck du noonu la. waaw ay ca maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci waxtaan wi. maa ngi lay fay. professeur Ogo Seck ma door ak yow waxtaan wi laaj bi di li nga xam ne xew na démb ca Mali commentaire bu njëkk bi mu la inspiré surtout sax ci li nga xam ne mën na koo jur bu ñu sukkandikoo ci li tubaab naan mbirum géopolitique ak géostratégie. waaw ñun dañuy wax rek ni que au niveau de l'association des juristes africains génnoon nañu benn communiqué ci fan yi ci gannaaw pour laaj IBK pour que mu mun a jël ñaari décision yoo xam ne moom la peuple bi di laaj ñaari décision yooyu moom la ñuy gis tey nii maanaam benn bi mooy fallait que mu dissoudre assemblée nationale su ko dissoudroon kon lii du am tey ñaareel bi mooy dafa waroon jël beneen premier ministre boo xam ni dafay nekk premier ministre boo xam ni day def consensus premier ministre boobu su ko jëloon boobaa dina baax mais dafa mel na président IBK déggul woon wax ji te mi ngi nii finalement loolu la mujj décidé dissoudre assemblée dissoudre gouvernement bi te su ko teeloon def dafa am aussi yeneen problème yoo xam ni dafa rax ci biir maanaam ay problème bu gouvernance bi mooy dem nañu ba trésor bi nga xam ni mooy trésoru Mali dem nañu ba dara nekkatu fa woon dem nañu ba également administration yi doxatul dara doxatul donc peuple bi dafa dem ba sonn ak crise bi nga xam ni moom la ñu nekk tey muy crise pandémie bi corona. waaw mu nekk voilà mu indi ay problèmes yu rëy yoo xam ne ñun ni presque amatuñu lu ñu lekk dangay dégg ñu ni am na foofu ay famille yoo xam ne suñu añee tey duñu reer donc yooyu yëpp nga boole ko ba pare ñu gis ni que doomu président bi dafa nekk koo xam ni dafay jël xaalis bi di ko pasare di jël di ko sànni ci ay cérémonie ak yooyu donc loolu dafa gën tàngal xolu ñun ni léegi nag il fallait que président jël décision pour soit remplacer premier ministre bi wala mu dissoudre assemblée bi mais ñaar yooyu yëpp defa ci benn looloo waral lii tey léegi conséquence bi parce que loxo yi ma nga ca pouvoir ma nga ca loxoy soldats yi am ñoo xamante ne ji ci doomi Mali sax ñoo xam ne ñoom c'est-à-dire nee nañu dañu jëm ci des horizons très très incertains maanaam ëllëgu Mali fi mu nekk nii kenn tànnewu la ci yow loo ca gis. waaw non lii actuellement li am nii pour man sax du coup d'état maanaam dafa nekk prise en compte préoccupation population bi par l'armée donc maanaam armée bi moo ñëw jël préoccupation problème mu askan bi jël ko comme président bi mënul ko woon gérer mu jël ko en charge accompagner population bi
loolu tax mu nekk benn genre transition pacifique deret turuwul te dañ ciy sant ci loolu donc du coup d'état pour man benn démission la forcée démission forcée boo xam ni ci volonté populaire la jóge léegi nag armée nekkul liggéeyam di gérer ay pouvoir armée sécurité la war gérer donc ñoom seen mission dafa nekk loo xam ne dañu war organiser transition organiser ay élection foofu nag mën nañu wax ni droit international mun ñëw pour encadrer processus électoral yi ak yooyu donc actuellement nii armée bi il faut ñu déglu leen aussi pour li ñuy xalaat ak li ñuy wax il faut ñu déglu seen discours pour que ñu mën analyser après seen parcours. très bien jërëjëf professeur Ogo Seck maa ngi lay gërëm bu baax Mamadou Seck. oui maa ngi jégalu ci xaar bi laaj bu njëkk bi moo di Mali ak la fa xew démb ba président ba démissionné ñu bari am luñ ci gis bokk na ci wàllu mbirum géopolitique ci buñ ko jëlee ci angle boobee lu mu ca mën a jur mais également ci wàllu géostratégie loo ca gis. alors il faut comprendre ni que Mali moom coow li cappaandaw la rek début bi yàgg na depuis 2012 la ñu gisoon mu am. ci lépp système de conflit bu juddoon Libi la coow li bari mbir mi pëccëxoo foofu arme yëpp dugg biir Mali donc benn jeexital bi mooy fi ñu toll nii liñ mënoon a sécuriser ak as néew dootuñu ko mënati ci territoire bi parce que dañuy jàpp ni Mali aussi dëkk la boo xam ne bi dafa rëy ba jéggi dayoo état central bi mënu woon a sax sécuriser espace bi yëpp teg karange fépp donc état bi déjà semblant ba mu amoon doon am jafe-jafe yi mën a sécuriser teg karange ci espace bi yëpp tey jii lii am day yokkub joote day gën a jafe donc en termes de défi territorial gouvernance territoriale day gën a jafe day yokk problème beneen élément bi mooy justement pandémie bi ñu wax parce que lu bon état bu taxawoon doon xeex di corriger pandémie di corriger ay situation sanitaire xam nga ni tey Mali lii fa dee hors du circuit hospitalier dafa jéggi dayoo ci kër yi la ñu nelawee la ñu làqoo la ñu deewee ndax corona bi ci ñu xam aussi niveau de contagiosité boo xam ne bii dañ ko am ci nit ku gaañu donc état bi en plus de tous ces défis lii ñëw tegwaat seen kaw donc c'est beaucoup de défis qui vont s'ajouter à ce qui est en train de se passer mooy nag loo xam ne lii dina jafe li jël beneen élément bi mooy tey ñu ni CEDEAO bëgg na koo def embargo bëgg na koo def sanction alors ñu nekk ci pandémie déjà jafe-jafe mën a lekk amoon jafe-jafe yi mën a faju amoon liggéey amul woon njort naa ni sax yooyu ñoo gënoon a merloo askan wi ba ñu génn parce que loolu dafa cristalliser opposition yépp tey jii ndegam Sénégal lañu état d'urgence di un mois rek ñëpp gën a mer waxtuma laaj dëkk bu mel ni Mali nga xam ne depuis 2012 instabilité dafa amoon donc yooyu yëpp boo ko boolee c'est un cocktail impossible daanaka mën nañ ni presque dinañ vivre ci une sorte d'embargo bu dee sanction yooyu taxaw na ñeenteelu jàngat bi mooy nag léegi communauté internationale bi fa ne depuis 2012 lan moo doon njariñam Barkhane ma nga fa G5 ma nga fa MINUSMA ma nga fa plus les médiateurs, tous les projets là, il y a énormément de projets et de programmes qui sont en train de se bousculer au Mali avec beaucoup d'argent. Mais ñooñu lan mooy seen njariñ aujourd'hui c'est une forme de discrédit boo xam ne bii ñi koy gis muy ñëw ça on voit venir parce que déjà ñi ngi doon xeex France toogaayam foofu ba ñu am kaddu doon ko xeex lu ci mel ne Alpha kii kon Salif Keita ak ñeneen tey jii loolu dina gën a renforcer wu perception bi citoyens yi am ci communauté internationale day maanaam rejet mën nañ koo gis foofu muy tous ces éléments là mu laaj rek suñu instance d'intégration et de coopération yi ñu jug taxaw temm ànd ak Nations Unies mais bañ a yem ci ay résolution ak ay déclaration parce que action yi dañ ko war a dédier aux citoyens à l'humain à l'être humain mu gis ci boppam il faut ñu gis ay moyens trouver des moyens pour lu ñuy def mu jëm directement ci citoyens yi ñu gis ci seen bopp améliorer seen conditions de vie. Très bien maa ngi lay gërëm ci xalaat beeg ni ko joxee Mamadou Seck jërëjëf.
expert nga ci wàllu relation internationale yaay directeur général bu cabinet Synapsus gërëm ko gërëm it professeur Ogo Seck mi ubbi woon waxtaan wi gërëm leen ci ànd beek rajo Futur Média mu ne woon gis-gis ne woon xibaaru dégg bëccëg gi ne woon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kaddu gi Abdoulaye Diop ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw service digital soxna Yacine Pouy réalisation Aladji Ndiogu Diène jàngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi mbokk yi yàlla ñu yàlla dolli jàmm ba suba. Vous cherchez une école de qualité pour vos enfants?